ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coono ak jafe-jafe ak jaaxle gas kan yuy dund ndax ñàkkum wata ci réew mi quotidien nee nañu jeexagul ndax transporteurs yi doon wax grève ñaari fan léegi ci grève illimité la ñu taxaw l'observateur tudde ko grève sans fin mu di grève bu dul dakk li fekk li leen metti fajuwul le quotidien nañu transporteurs yi far nañu dëgg frein accélérateur ba di accélérer loolu nee nañu ngir ñu arrêté seen grève bi ajootul ci ñoom léegi mi ngi aju ci gouvernement bi yéenekaay bi nañu bañ na ko ba négociation yi leen ministre transport Mansour Faye woowoon démb demuñu ca li tax nee nañu mooy seen fukki ñaxtu ak benn ñiy teg ci taabal ji du Mansour Faye rek moo ci am wàll am na yeneen juróomi ministre yu ci amub cër te jàpp nañu ne ngir waxtaan yi mën a jur saafara il faut que ministre yi seq mbir mi yépp dañuy bokk ci négociation yi journal bés bi nañu grève sans frein ci la transporteur yi nekk Alassane Ndoye bokk ci kilifa yu kuréel gi jaboote syndicat transporteur yi di dànkaafu ci xët mu njëkk journal bés bi ma nga fay wax ne gréwaguñu sax li ñu gis ab téeñ la rek te bu ñu moytul yan bee ciy topp Sud Quotidien topp wax ji ba gis ca ne bu ñu sàggane ci grève générale illimité ci la transporteur yi jëm ndax négociation yi waroon a am ak gouvernement bi sottiwul lu sotti am borom moo waral balaa seen kay mi ngi ñuy wax ne askan wi tàgguguñu ak coono bi ñu dund ci ñaari fan yi ñu génne ci grève bi Vox Populi nañu transporteurs yi ginnaaw bi ñu génne ci seen grève 48 heures bi ñu waxoon yokk nañu seen i jéego taxaw fi ñu taxoon journal bi nañu du neex a dégg nag ci askan yi waaye nañu xam ne grève ba mujj na ci ak illimité mu di lu ñu wutalu fu muy yem ñu yem ci xët mu njëkk journal Le Témoin jàngee fa ne état bu Sénégal ci taxaw defante ko ak transporteurs yi ba mu saf sàpp ca la toll négociation yi ñu ubbi woon keroog àllarba jurul dara transporteurs yi waxoon grève 48 heures léegi grève illimité la ñu ko mujjee def moo waral état bi moom it taxaw ci wane boppam diggée na ne dana assurer askan wi seeni déplacement ministre du transport di Mansour Faye ni ci biir l'observateur ñoom syndicalistes yi préavis de grève bi ñu joxe woon grève ñaari fan la ñu ca waxoon bu dee yoon rek la ñuy doxal seen grève bi ci 48 heures yooyee ci la waroon a yem sursoi nañu Mansour Faye ministre transport terrestre bi muy conférence de presse démb la mu fa wax yépp bañoon koo wax a gën ndax waxi xal rek la fa wax la tribune nañu wax ji gudd gàtt moo di Mansour Faye lajj na ci transport réew mi ñu ko dénk nit ñi ñoo sonn ci jëfi yuqu njuur yi ñuy dund ci secteur transport bi ay plaque immatriculation yu doon jar 6 000 francs ñu yokk ko ba ci 40 000 wata boo daan muté benn léegi ñaar nga koy muté ak yeneen yu ci am yu nit ñi di ñaawlu te ñi ko def teguñu ko feneen mu di ci journal Les Échos ngir waxtaane fa leneen mu di wàllu politique bi ubbil yéenekaay bi journal bi xëy na dellu si ci gise bi woon keroog altine ci diggante président Macky Sall ak waa CUDIS société civile gi ak waa réseau Siggil Jigéen ci charte non violence ba ñu ko doon yeggee président Macky Sall xamal leen ca ndaje ma ne état bi amul benn problème ci autoriser ay manifestation wala mu encadré ko ndax gis nañu fi ay nit yoo xam ne chaque àjjuma dañu doon manifester pendant ay weer te kenn waxu leen dara waaye loo gis nag dafa war a am fu muy yem mu ne leen it bu ñuy wax waxi fitna ci politique bi waree su ta jël lépp teg ko ci kaw état bi nañuy xooli ci opposition bi opposition boobee ñenn ci ñoom di waa coalition Yewwi Askan Wi journal L'Info ne nañu mayuñu ko dara moom Macky Sall ci seen dajama dem nañu ba dégg kii di Ousmane Sonko njiital parti Pastef mu ne danañu kalaame ji Macky Sall ca kanamu haute cour de justice ngir haute trahison ndax dafa war askanu Sénégal war it ab serment ci naka mu ne mooy bi mu recevoir waa jii di Djibril Ngom ci audience ca palais ba dafa tilimal institution présidentielle bi ñu ko dénk. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Deodran Malaysia Yemo ak seen marque téléphonique di Mion ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëfal ko Mor Mouhamed Ndiaye mbokk jaagan jëf xibaar yi buur na ñu ci gën a fas nag mooy faatub kii di Lamine Diack moom mi fi nekkoon ancien président bu I2AF ni ki démb la génn àddina amoon na juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett tey bu ñaari waxtu jotee lañ ko war a jëbal boromam. grève transporteur yi nag di way ba tey jur loraange ci askan wi ca Diourbel moom neneen la fa demeewaat ndax transporteur yi gën a manifester daal talay pneu ngir ñu daal di bàyyi seen i ñoñ ñu fa teg loxo gannaaw ba ñu demee dal ci ay bisu Dakar dem dikk grève boobee nag di transporteur yi nag ak li mu jur ci loraange ci koom-koomu Sénégal Mansour Faye nag ministre bu den boote daal ne mu ngay masawu doomu Sénégal waaye mu ngay woo ñi transporteur ngir ay waxtaan ba safar daal di am scandale di mbir luubal daal ca poste finance nee nañu am na luubal bu am lu mu néew ëpp na milliard directeur bu poste finance nag lañ daal di limogé PCA ba moom fa PCA bu poste moom fa daal di jaar ñaari agent ña nga ca garde à vue mbokk. xam na ne mooy tàggat yaram ak njàng ki nga xam ne moo nekkoon président I2AF nekkoon na tamit champion de France de saut en longueur ca atum 1958. ci wàllum njàng nag def na ci ay jéego yu am solo mu am diplôme école nationale des impôts ba nekk ca Paris teg ci benn licence en droit public Lamine Diack ca la ñibbisee fii ci réewum Sénégal commencé liggéey ci administration bi fële ca impôts et domaines nekkoon tamit réformateur mi ngi door carrière entraîneur de footballam ca Foyer France Sénégal ci atum 1963 boobu ancien grand club Sénégal mujjee nekk Jaraaf de Dakar atum 1964 jàpp atum 1968 Lamine Diack nekkoon na directeur
directeur technique national bu football bu Sénégal Lamine Diack génn àdduna ci guddig àjjuma ji. Amadou Sabar Ba ki nag mu ngi wuyoo Amadou Gakou athlète la ba tey sax record bi mu defoon ci 400 mètres plat am na te juróom fukki at kenn dabagu ko moom tamit xarit la ci kii di Lamine Diack demoon na sax France ci jamono ji nga xam ne moom Lamine Diack amoon na ay jafe-jafe ci wàllu yoon foofee ñu déglu kaddu kii di Amadou Gakou ak Cheikh Tidiane Diagne. bu mujjee waxtaan ak moom mooy waa Koubanaw bi nga xamee ni Lamine Sonko moo fa nekk depuis mu nekkee France yëpp ajjuma ji nekk dañ doon wàcce kaam yi alors mu Lamine Sonko téléphoné ma ni ma dama bëgg a waxtaan ak Lamine pour ñu recevoir le président ma téléphoné chauffeur bi mu ne ma dégg président nee na nañ ko jox ni seen numéro mu woo leen comme ça mu nga ko joxee numéro tam mu jokkoo ak ñoom aussi tam loo ko Lamine Sonko ni ko léegi dinaa leen woo comme ça comme jël naa seen numéro ma rafetlu ko bu baax mu ne ma sax mais bu ma ko waatee man ma jot ko moom ci wàllu boobu ma ne ko président xanaa nga may kii mu ne ma digal damay essayer mën a tane tuuti rek fexe groupe nit ñi nga sama xarit yi woo leen jéem a waxtaan ak ñoom foofu daal la ñu ko mujjee waxante. ce séjour bi nga xam ne defal nga ko foofu la ca France ak moom. jamono jooju fekkoon na Lamine Diack nekkoon ci ay jafe-jafe. mooy ni ma ko waxee yow bokk nga ci nga xamante ni ñoom la invité woon ngir mën a gisante ak ñoom waxtaan ak ñoom ci période yu difficile yooyu la. ndax mën nga ñu wax concrètement yan waxtaan nga seqoon ak moom ak ci ban état d'esprit nga ko fekkoon moom Lamine. waaw waxtaan nañu waxtaan bu bari parce que de long à large parce que itam vraiment xajul sax ci waxtaan bi parce que def nañu pendant une semaine chaque jour waxtaan ci benn sujet ba mu ko seet itam mu rafetlu ko trop di ñu conseil yu baax a baax parce que itam pour la petite histoire mooy suñu président d'honneur moo doon suñu président d'honneur cette affaire bi daal daf ñu jëlee kaw bu baax a baax alors que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un pour fu yàlla la ñuy jóoy ci la ñuy dellu. naka noonu gannaaw ñi yëngu ci tàggat yaram ñi tamit yëngu ci tasum xibaar di fàttali tey ñetti at ba Sidy Lamine Niass génne àddina moom mi nekkoon président directeur général bu groupe boobee di Walfadjri. académie bu Sédhiou tamit nekk ci ab tiis ndax inspecteur éducation ak formation ba foofee nag di Noa Sarr moom moo daal di génn àddina gannaaw feebar bi ko tëraloon ni ki big ci guddoon la génn àddina fii ci Ndakaaru nekkoon ca poste boobee di IEF bu Sédhiou mars 2019 la ko tàmbale ne juróom-ñaari simili moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci rajo Futurs Médias. ak RFM kumba tàggoo nag yéen. luubal biñ ne am na lu ëpp milliard ci wàllu CFA foofee ca Poste Finance kii nag di directeur ba sax la ñu daal di limogé PCA moom moo fa daal di jaar ñaari agent nag ña nga ca garde à vue gannaaw plainte bi nga xam ne mu ngi seeni ndodd ñu ngi foofu ca sûreté urbaine buñ nag sukkandikoo ci Saliou Fédior nag mi ñu daal di limogé Abdoulaye Biye Baldé mi ko def nag moom mi nag di Saliou Fédior jot nañ ko déglu niki démb foofu ca sûreté urbaine gannaaw bañ ko intercepté nag foofe ndax sax daa am foofe ca Poste Finance ñoo xam ne dañoo ne du fa dugg ci yooyu les bureau wala sax ba liggéeykat yi ñëw ngir dal njombe dal di fa bañ a am leexal ak Serigne Saliou Seck mi ñu fa demaloon. directeur général bu Poste Finance dafa jugee ci convocation police rek waaye mbetteel lay fekk ci barab bi muy jiite. ay nit ñoo taxaw ne ko doo fi dugaat ndax tekki nañu sa ndombal tànk. ci noonu liggéeykat yi mu jiite daal di ñëw ngir wollu si ko ne force day dugg ci biir. coow daal di juddu ci seen biir waaye liggéeykat yi ñoo mujjee am ndam ndax dugal nañ seen directeur général ci biir ba noppi ne lépp Abdoulaye Bibi Baldé mi nekk PCA Poste Finance moo nekk ci ginnaaw. ay mbir yu lëndëm ka ko leeral ñu ne dañ koy sanctionné mais ka koy sanctionné moom ñu ci biir c'est le directeur général de la Poste Bibi Baldé Abdoulaye Baldé qui se trouve être le PCA. il a pris une décision illégale man personnellement je lui ai dit man wax naa ko en face que ni li nga xam ni xew na fee mais yow tu es principalement responsable. lu tollook $1 milliard ak genn wàll lañu luubal ca Poste Finance directeur général Saliou Fédior mi porté plainte dañu ko dàq waaye ba fii am na ñaari agent yu nekk ci barab bi police teg na leen loxo ba ñu nekk ci ab garde à vue ba noppet di wëyal bi la enquête.
mu ngoog waxtaan leneen di grève transporteur di ministre des transports terrestres nag ci crise bi nga xam ne am na maanaam grève transporteur li ma bëgg daal mooy ñoom ñooñu di grève des transporteurs daal fexe ba waxtaan daal di am ba saafara am ci ab conférence de presse ni ki dem moom it di Mansour Faye nag daal di xibaar ne gouvernement bi mu ngi bàyyi xel bu baax a baax yàqute bi nga xam ne grève bi mu ngi koy indi maanaam grève transporteurs yi mu nag ne nguur gi dina fexe daal ba nas ay plan ngir dimbali askan bi di dem ak dikk ne mu waree Nafissatou Ndiaye demoon na fekkee waxtaan ya grève transporteurs yi lor na bu baax a baax askan wi ngir dakkal lu nu mel jëwriñ ji nu dénk wàllu dem beeg dikk bi di Mansour Faye mi ngi woo way ñaxtu yooyu le ngir ñu toog waxtaan ba mën a déggoo. wax naa leen ñëwuñu waaye lu ma mën a wax ci loolu mooy fii ma toog mën naa fee toog du ma fi jóge xaar leen ñu ñëw waxtaan bu fekkee intérêt dëkk bi moo leen tax a jóg ak defar askan bi moo leen tax a jóg maay seen ministre de tutelle maay seen interlocuteur man maay porter la voix du gouvernement waruma ñëw toog ñu waru may exiger ne yeneen ministre dañ ci war a ñëw fekkee loolu warul demee noonu bu fekkee defar dong ma leen tax a jóg wala bu fekkee leneen làquwul ci ginnaaw grève bi dañu war a ñëw toog déglu leen dox parce que état bi def na jël na ci ay jéego yu am solo donc pare nañu fii mën naa fi bañ a jóg. nguuru Sénégal yëg na bu baax a baax jafe-jafe yi askan wi nekkee ñeelu grève yooyu le ba tax na mi ngi leen di masawu bu nu sukkandikoo ci Mansour Faye. gouvernement du Sénégal gis na jafe-jafe ak tolof-tolof fi nga xam ni grève bi moo ko indi ñu waroon liggéeyuñu ñu waroon dem faju ji fajuwuñu dem dikk bi dakk na boole ci nag yàq bi nga xam ni am na ci ñi nga xam ni dañoo bëggoon liggéey waaye nag vraiment di regretter conséquences yi nga xam ni grève bi daf ko indi ci koom-koomu dëkk bi. jëwriñ ñi nar a dugal seen loxo ci mbir yooyu lee niki àllarba gi ñu weesu ginnaaw conseil des ministres toog nañu waxtaanee pàcc yu bare yu ci mel ni fexe nu dakkalee transport bu jaarul yoon bi. grève boobu ñu wax ci ba tey niki dem tàngoon na jër fa ca Diourbel ndax transporteur ñoom ñoo dem tàllay pneu ca route nationale ba ne nag nañu bàyyi seen ñoon ñu teg loxo gannaaw ba ñu demee dal ci ay bisu Dakar dem dikk ñu yàqate ko Diourbel nag transporteur di wéy ba tey seen i grève Alimatou Sarr. ci route nationale ba ca peggub commissariat bu Diourbel ñenn ci dawalkat yi doon grève daldi nañ taal ay pneu mile mbir nag ñu def ko gannaaw ay waxtu ñu jàpp rek juróom-ñaar ci ñoom responsable gaar ba di fexe rek wax li waral mbir mi Elimane Samb. ñenn ñi ñu ngi leen jàpp ci yoonu péage bi ndax dañu dégg ne xale yi dañu dem fa pour kari kaar bi ñoom ñu dégg loolu ñoom responsable yi ànd ci ñett dem di intervenir pour bañ xale yi yàq kaar yi police ci yoon wi la daje ak ñoom jàpp leen am na ci koo xamante ne mooy suñ premier adjoint biñ leen jàppee ñu booy ñëw fi nekk di yëngal responsable yi ñu jàpp amu ci kenn koo xamante ne bii dina fekkee problème te du day wax pour problème boobu fay. mu ci yokk itam ne jàpp gi ñu jàpp ñenn ci ñoom tax na rek ba seen grève bi duñu ko dakkal. taxawaay bi am moom mooy tant que bàyyiwul leen grève bi moom duñ ko bàyyi grève bi moom 2 jours renouvelable la bu fekkente ne bii ñaari fan yi mat na te liñ bëgg amuñu ko dañ koy continuer su naataango yooyu ñu jàpp partout au Sénégal muy fii ak Dakar ak Ziguinchor fu mu ci mën a doon même bu nu président de la République woon wax ba nu juboo ak ñoom bala ñoo lever mot d'ordre bi dañ leen a bàyyi. ca wetu commissariat ba nag ñaari bus Sénégal dem dikk daal di nañ ko tojotee ñu daal di ko fay gaare dawalkatu woto yi nag di def seenu jaabante la ñu bëgg rek moo di ñu bàyyi ña nga xamante ni ñoom la ñu jàpp ca ñoom ca beneen wàll ga waaye takk der yi ñoom ña nga taxaw di xool sécurité bi. Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média. Alimatou Sarr grève boobee jur na lorange ci ay doomu Sénégal yane fa ca Guinée Bissau ndax ñu ngi dund lu metti ñàkkub carburant waaye tamit ay stock ci produit yu bëri daanaka amatuñu ko ñoom nag day doomu Sénégal yéen foofu ca Guinée Bissau bëgg tam kilifa yi ci mim réew fexe daal ba liggéey ba saafara am ci seeni jafe-jafe yooyu Abdoulaye Diallo. conséquence su grève transporteur yi dafa jéggi frontière yu Sénégal waa Guinée Bissau dañoo bokk ci ñiy loru ngir grève bi Mass Gadiaga mi toogal union des routiers du Sénégal ca Guinée Bissau moo si rotal ay kaddu. ñun nag coono biñ ciy am bari na mooy ñëpp xam nañ ne Guinée Bissau zone ba nga xam ne la deuxième région économique ak baafa te yëpp soo leen xoolee fu mu nekk nii seen carburant mi ngi dépendre ci Sénégal te grève bi fu mu nekk nii tax na ba fu mu nekk nii mën naa wax ne
axe ba nga xam ne mi ngi jógee Salikane Kambadju dem ba Trancamento croisement Bissau bi presque am na station yoo xam ne amatuñu gasoil. fi mu ne nii seen i activités yu bëre dañoo taxaw. xam ne problème bi du biir rek yemul ci biir Sénégal mais jéggi na ba ci yenn frontières yi Guinée Bissau moom vraiment am na. tolloog juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett moom Lamine Diack doonoon ni jamono président kuréel bi nga xamante ni moom moo jiite wàllum athlétisme ci àdduna gi ci atum 99 ba 2015 Lamine Diack jot naa dirigé aussi li nga xamante ni moo di confédération africaine d'athlétisme jàppale ni itam moom jotoon na doon maire bu Dakar ci diirub ñaari at 1978 jàpp 80 doonoon itam député 1978 1993 Lamine Diack ci ba muy yëngu ci wàllu athlétisme ci jamono moom nag wàllu saut en longueur la doon yëngu moom Lamine Diack tey jii incha allah lañ ko fas yéene kon boog jébal boromam gannaaw julli ajuma gi ci sëkk yi nekk fii nii ci Yoff di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko aljana firdawsi ñu dal di waxtaane wàllum karaté ak 20e édition championnat d'Afrique ca Caire ci wàllu senior junior ak itam cadet Sénégal ma nga ca moom nag bokk na ci réew yi nga xamante ni danañu yóotu ngir daal di jël li nga xamante ni daal moo di raay yi fi mu toll nii sax ñoom ci li jëm ci wàllum dernier réglage yi daal ña nga ca ba tax na daal la ca des moo di ñu daal di kon boo ko soobu ci mbir yi ci kàddu Ibrahima Konaté moom nga xamante ni moom moo di entraîneur équipe bu Sénégal ñu déglu ko ci téléphone Sora Thiam. maa ngi waajal nañ leen bu baax pour bu ñu ñëwee vraiment mën a def ay résultats yu baax suñu équipe bi ñu yor aussi bëri na ay jeunes yoo xam dañuy door a intégrer équipe bi di doog a def seen première compétition internationale ñun Sénégal ñooy champion d'Afrique en titre si wàllu jigéen ñi donc war nañoo défendraat suñu titre boobu mais également war nañ aussi gagner pour góor ñi parce que góor ñi xaw nañ gëj a gagner depuis 2017 mais bee passé ñoo jëloon 3e te ren aussi war nañ gagner donc yooyu yëpp ay préparation la ay waajtaay la yoo xam ne ñu ngi koy def pour mën a am loolu mais aussi bon ci réglage yu mujj yi aussi xam nga règlement toujours day changer donc si règlement bi bu changer il faut ñu adapter suñuy combat par rapport ak règlement bi donc vraiment travailler nañ ci aspect tactique yu bëri si combat ci fan yi mujj yi mais également travailler pour adapter suñu combat si par rapport ak règlement yi nga xam ne changement yi nga xam ne am na si règlement bi kon donc yooyu yëpp ay waajtaay la pour yu ñu mën a permettre ñu mën a vraiment gën a mën a xarañ ci compétition bi ñuy def également di wax ni nag Sénégal am na ay chance yu ngande pour gagner pour def ay résultats yu baax parce que bokk na ci réew yi nga xam ne vraiment ñoo gën a xarañ fii ci Afrique kon donc incha allah ñu xam ni compétition bi du yomb parce que dëkk bi organisé tamit dëkk bu mag la bu dëkku karaté la te dëkkam la organisé mais ñun incha allah pare nañ pour relever défi yooyu yëpp comme niñ ko defee woon contre Maroc fekk leen Maroc gagné leen donc ñëw nañ fekk si Égypte aussi également bëgg nañ leen a def noonu tamit fekk si leen gagné leen ci catégorie yëpp. ñu daal di ko jeexalee ko wàllu football ak championnat ci biti réew championnat bu Angleterre de bu naka la ñoo daal di jeexal seen 14e journée ci jogante yi nga ci gënoon fës diggante Manchester United la woon ak ñii di waa Arsenal Manchester United nag moo ko mujj daan na 3-2 CR7 di Cristiano Ronaldo jot naa dugal ñaari but bi nag moo di 801e but bi nga xamante ne dugal na ko ci carrière am moom mii di Cristiano Ronaldo waaye équipe bi nga xam ne moo di Manchester United ba tey mu nga yottu ngir bokk ci équipe bi nga xamante ni jamono gi ñoom ñoo fas yéene kon bokk féete ci bopp raw gàddu gi ñoom jamono gi sax waa Manchester United ñu nga féete ci 7e place bi ci classement bi ni ki démb itam Tottenham moom mujj naa daan ñii di waa Brentford 2-0 googu le championnat bu Angleterre Chelsea moo di premier 2e ñi nga xamante ni ñoo di waa Manchester City ñoom ñoo fa daal di féete benn poñ nag moo daal dox sa diggante 3e place Liverpool bu Sadio Mané moom moo fa daal di féete championnat bu Italie ñoom ñu ngi seen 15e journée Torino Empoli démb dañoo daal di match nul 2 buts partout Lazio bu Rome moom ak Udine dañoo daal di def match nul 4 buts partout googu le championnat ka féete ci place bu njëkk bi moo di Napoli bu Kalidou Koulibaly mi nga xamante ni démb daal nañu siwal ni dana topp ak diir maanaam benn weer bi nga xamante ni daal du yëgu li ko waral moo di gaañu bi nga xamante ni daal amee na ko ba tax na xel tàmbalee ñaaw ci lu jëm ci wàllu participation ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations waaye lu ci mënti am rek ñi nga xam ñoo di spécialistes yi jàpp nañu ni fileeg boobu moom Kalidou Koulibaly dana daal di dellu si ngir ànd ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ni moo di seen capitaine ci yoonu Coupe d'Afrique googu leen nañu dimbali de déjà Krépin Diatta Ismaïla Sarr bokk ci Ismaïla Sarr fi mu toll nii amaguñ ci lu ñu leer donte ñenn njort nañu ni que war naa mën a bokk ci Coupe d'Afrique bi pour Kalidou Koulibaly moom c'est moins compliqué à mon avis parce que
élongation la. maanaam déchirure. donc liggéey kinésithérapeute la. donc am na liggéey bi nga xamante ne bu ñu ko ci defee incha allah fi léegi le temps de rééducation même bu fekkante ne mën na rater li nga xamante ni moo di premier match bi war naa mën a bokk ci lu des ci jongante yi. di ko ñaanal rek wér-gu-yaram ak képp ki nga xamante ne joueur équipe nationale ga jamono gi nag ku mu ci gën a yërëm moo di Aliou Cissé. ndax moom wax na ko ci ay kàddu nee na saa yu cette année championnat étranger yi gis joueur bu tëdd rek adduna mu tukki. mi ngi noonu yàlla na ko yàlla jàppale. mu ngoog jaajëf Cheikh Tidiane jaajëf. ak RFM kumpa jeex na. xibaar ñeel Tchad yi dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñaareelu édition salon national du livre door nañ ko niki démb alxames ca place du souvenir fii ci Ndakaaru mu di édition boo xam ne ñu ngi koy jagleel littérature ci jamono mbas Covid 19 bi mbébétu ministère bi moom mooy daal di gën a fësal mbindum mag ñi Abdoulaye Diop ministre de la culture. Après le Tafsiroul Quran de Thierno Amadou Dème de Sokone. njiitu réew mi président Macky Sall jot naa jël lu toll ci téeméeri million ngir jagleel ko tafsirul xuraan bu Thierno Hamidou Dème waaye tamit mbindum yeneen këri diine yi tamit dinañ fexe ba ñooñu it fulaal leen te dina ci bokk fexe ba ñu ràññee leen fexe it ba ñu ñoŋ ba mën leen taxaw ci lépp loo xamante ni dafay gën a ñoŋal seen mbind yi. La tournée nationale du manuscrit. bërëb boo xamante ne dinañ ko jagleel aar dong daañu ko inauguré ni ki atum 2022 fii ci Ndakaaru maire bu Ndakaaru Soham El Wardini moo xam le li ni mel jamono yi ñu doon amal ab ndaje ci wàllu industrie culturelle yi ci biir politique publique locale yi ca maison des cultures urbaines bu Wakaam lañ ko doon amalee ci teewaayu Nafissatou Ndiaye. gën ci hip hop ci benn mbootaay bu ëmb ay jigéen artistes yu bokk ci culture urbaine ñu nekk ay activistes ak i féministes ñoom nag ñu namm taxaw jàppale jigéen yi yëngu ci wàllu politique rawatina ci élection locale yi ñu dëkkmal Waasu Tunkara di njiit boobule association. wane suñu pas-pas ci jàppale jigéen ñi nga xamante ne tey dañoo takku élection yooyu mooy élection yi jege dëkkuwaay bi mooy élection yi jege nit ñi gox-goxaan yeeg yooyu donc kenn gënul yeeyoo jigéen ci defar éduquer accompagner aussi ces femmes à ce que ñu atteindre seen objectif parce que jàpp nañ ni Sénégal kat jot na jigéen ñi laajatuñu dañuy jël réew mi doxal ko ni mu waree doxee. ci at bii ñu jëm dinañu daloo benn maison des arts bi nga xam ni dañ ko nar a jagleel ay exposition réunion ak yeneen yu ni mel bu nu sukkandikoo ci Soham El Wardini di maire bu Ndakaaru. am nañ un projet d'appui aux initiatives culturelles mooy nga am sa projet nga indi ko ville de Dakar ñu dajale projet yooyu yëpp mu am benn jury buy ñëw boo xam ne mooy tànn yi ci gën a baax ñu financer leen maison des arts boobu bu soobee yàlla déwén danañ ko inaugurer foofu dana nekk bërëb boo xam ne artistes yi ku ci am sa ay œuvre yoo defar ba pare mën nga dem exposer. ndaje boobu dafa tombé période bu ñu duppee 16 jours d'activisme njiitu gën ji hip hop daal di profité ci occasion bi di ñaax jigéen ñi nga xam ni dañ leen violé wala sax ñu nekk ay victimes violence ngir ñu fësal seeni jafe-jafe. mbokk yi fii la ñu yem ci